commerçant yi nga xamante ni ñoom ñoo moom en réalité marché ñoom ñoo nekk ci biir marché bi commerçant yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu ñëw pour waxtaan ak ñoom parce que ñun suñu démarche mooy démarche partenariat la ñu jógee te nit ki boo koy liggéeyal foog mu xam li nga koy defal dafa am adage bi wax ne nit ki dafay jàpp ne loo def te moom yëgu ko day mel ni contre moom nga koy def moo tax ba ñu defee réception provisoire ak gouverneur ba service technique yi joxe ay recommandations ñu rencontré commission bi nga xamante ni moom la fi xalif bi teg pour ñu superviser chantier marché Médina Baye bi ñu waxtaan ak ñoom ñu jox ñu historique bi jox ñu lépp li nga xamante ne jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu soxla woon pour mën a démarrer marché bi dafay jaadu nag ñu ñëw tey indi xibaar yooyu jox ko commerçant yi ba pare ñoom itam ñu jël seeni préoccupation jël seeni xalaat te ñu xam ne ñun ñëpp ñoo war a ànd léegi nag fi mu ne nii ndaje bi mat na parce que léegi day am commission boo xamante ni ñun ñoo ciy nekk commission bi fi nekkoon ak commerçant yi pour ànd nag maintenant dem ci mise en service bi nu muy gën a oyofee nu muy gën a baaxee ba centre commercial bi nekk centre commercial bu sedd xol ñun nag suñu mission mooy ñëw pour oyofal leen ndax booy xool tey jii promoteur privé bi bu ko état bàyyi woon moom kese mu jaay moom dafay ñëw jaay ku am mu jaay la ku amul du la jaay waaye état ne déedéet man président de la République man maa njaboote ñëpp kon ñi fi nekkoon monté seen loxo doole matew ko dama leen war a jàppale pour ñu am doole ndax ñu bëgg a liggéey lañu c'est des jeunes entrepreneurs c'est des entrepreneurs ñoo xam ne ñu ngi jóg nekk dans la micro entreprise donc état daf leen war a jàppale pour ñu suqaliku donc loolu moo tax ñun Promogem ñu ñëw dugg ci lii pour accompagner leen ndax tey ji bu ñu ubbee marché bi jox ko commerçant yoo xam ne du ñu jarle kon tey lu ñuy am du ñu am lu ñu fayee raxaskat du ñu am lu ñu fayee sécurité donc pour que marché bi dox il faut commerçant yi mën a am xaalis mën a participer donc ñun dafa bokk ci suñu mission jàppale commerçant yi pour que ñu gën a mën a am marché bi gën a attractif mu gën a neex mu gën a oyof. voilà loolu la comme li nga ko gisee service technique bi ñu ñëwee am na ay recommandations yu ñu joxe pour wàllu sécurité parce que wàllu sécurité bi nekk lu ñuy foyee ndax ñi fay dugg dañu war a nekk ci sécurité bu mu sëkk service technique yooyu loolu ñu wax il faut que ñu defar ko ba pare pour que nit ñi mën a dugg ci biir marché bi ak aménagement yooyu nag bu paree ci la ñuy door a mën a xam lan moo fi nekk ci cantine ñu ànd ko commerçant yi xool naka la ñuy installer comme je dis une première phase ñeneen ñi après la des ci marché bi incha allah dinañ ko yokk defar ko ba nga xamante ni fii dootoo fi gis mbaar wala leneen di nga fi gis ay marché yu rafet yu set yu baax comme ni ko dëkk bi soxlawee ak ni ko jamono soxlawee. du jafe ñi nga xamante ni moom ñoo fi nekkoon ñoom du doon jafe-jafe ci ñoom buñ ci eggee ñun ñoo leen di accompagner ba ñoom ñëpp dinañ jotaat seen cantine loolu moom na ci seen xel dal képp koo xam ne nekkoon nga fa di nga jotaat li nga xamante ni moom di nga duggaat ci biir marché bi incha allah. beneen côté bi tiitloo nañu bëri ñu nekkoon ci ndaje mi bi ngeen waxee ne da ngeen koy defaraat loo ciy wax pour dalal seen xel. waaw li ma ciy wax pour dalal seen xel mooy programme de modernisation bu ñëwee tey dañuy teg comme ni ñu li nga xam ne moo fi nekk gum dañuy indi antenne boo xam ne mooy nekk responsable di gérer foofu donc day nekk démembrement Promogem buy nekk foofu boobu nag mooy tàmbali le processus de modernisation beneen wàll bi ñu nar a defar nag mooy gën a gaaw te mooy régler solution yëpp incha allah mooy régler problème yëpp bu soobee yàlla te bu soobee yàlla mooy gën a gaaw itam ndax wax dëgg yàlla programme bi am na bànqaas yi am na jumtukaay yi am na moyens yi pour defar ko rapidement. normal jot nañu rapport bi tey normal lundi suñu service yi ñu ngi fi dès demain liggéey bi fi mu ne tàmbali na parce que moom mu ngi dem ci sapeur pompier yi mu ngi dem ci corps yi donc on est en train de liggéey bi du yàgg moom. waaw loolu yëpp nag xam nga man fi mu nekk ni man centre commercial bi laa jotagum ay dossier côté bee xamaguma sax lu fa ne donc il faut que ñu may ma le temps que service yi ñëw toog ñoo ñuy jox compte rendu ak commission beeg commerçant yi ñu xool nag léegi naka la ñuy liggéeyee liggéey bi ma leen wax bi ñuy tàmbali dafay nekk liggéey bu inclusif ñun ñëpp ñoo ciy ànd du man yaay Fatou maay tollu fee ne lee laay def bu ñuy duggee la fa des bon peut-être que am na yeneen ak réalité bi peut-être xamaguñu lu fa état nar ak fan la ak yooyu yëpp réalité urbanistique yooyu yëpp il faut ñu tenir ko en compte pour xam fan la dara mën a nekk ak fan la dara mënta nekk donc yooyu yëpp il faut information yooyu amaguma ko donc mënaguma ci wax loo xamante ni lu sori la. waaw alhamdulilah bi ñuy génnee si ndaje mi ak madame la maire Yaye Fatou Diagne dañu amul lu dul contentement ak mbégte bu baax wax dëgg yàlla ndax li ñu bëggoon a dégg wala li ñu bëggoon a am comme ay information li si bari am nañu ko
kon duñu def lu di sant yàlla si côté boobu noonu ndax wax dëgg yàlla nit bu fekkee ne yàlla daf ko dogal mu jiitu si benn mbir mu ñëw bëgg laa liggéeyal woola na la ñëwal ñuy waxtaan duñ def lu di ko féliciter si loolu di am si mbégte bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax tey waxtaan am na fi te yaakaar naa ne lu bari mën na fee soppeekoo incha allah rabbi waaw li si ëpp leer na si suñu bopp malgré que ni am na lu des comme ni ngeen ko déggee si ay waxam mi wax ne dafa am loo xam ne mbiru technicien yi la te it di nga ko forcé na ko forcément dañuy wax ne la lii la wala lële la parce que tamit dafa mbir mu ne dafa am ni muy doxee kon dañuy jàpp si li ñu waxagum lépp leer na suñu bopp am na loo xam ne comme ni ñu ko waxee am na beneen commission boo xamante ni fépp fu ñu toog war a waxtaan ñun dineen bokk si ñuy waxtaan jàpp na ne ndaje bi du nekk du yem tey mais chaque jour que jëfee ñu dañuy nekk au courant si li nga xamante ni moom moo xew si marché bi leneen li nga xamante ni rek mooy wax nañ ko ñun en tant que commerçant te wax naa ko sànq si ndaje mi mooy ne suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene mooy ñuy joxe marché bi gratuitement loolu la commerçant yi sàkk place ñu joxe ko gratuitement surtout ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon parce que tamit comme li ma faral di wax rek depuis 9 ans ñu toog di ko xaar bu yàlla defee ba ren jii nag ñu taxoon dañuy ubbi marché bi aussi suñu bëgg-bëgg mooy ñu joxe ko gratuitement mais nag duwuñ ne dañ ni loolu day am par force dañoo xam ne rek président de la république ku bari yërmande la te xam na ne askan wi rek moo ko tax a jóg te ñun si askan wi la ñu bokk ñoom ñooy état ñoom ñoo jël marché bi léegi en charge am neen droit nag ki nga xamante ni mooy sa kilifa nga ñaan ko ne ko ñun kat lii la ñu bëgg waxuñ na ne li ñu bëgg dina am waaye daal bu ñu amoon lu ñu gënal mooy ñu jox ñi nga xamante ni ñoom lañ recensé woon joxa leen marché bi gratuitement au moins seen xol gën a sedd parce que 9 ans wala 10 ans yàgg na kon bu ñu demee ba toll fii nag wax dëgg yàlla léegi gën a xër la seen xol daal mooy ñu jox leen marché bi gratuitement su ko defee ñi fi luye woon tamit ñu xool nan lañ leen gën a yombalalee mbir mi loolu mooy suñu position loolu leen bëgg quant à lii am nag après yëpp si ay waxtaan lay mujjee parce que xam nañ ne àddina yëpp si tour d'un table rek lay mujj pour ñu mën a am solution incha allah. waaw lu ñu fa tabax wax dëgg yàlla boo xoolee ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon si marché bi xam nañ lañ fa amoon ak lañ fa fekk tey am na changement bu mag a mag bu fa am te ñu ngi koy rafetlu te it ku gis bâtiment bi ni ñu ko tabaxee si biir xam ne def nañ fa alal ju bari defar nañ ko ba mu méngu na ak jamono tey wax dëgg yàlla loolu dañ koy saluer. kantaana yeneen yi comme ni mu ko waxee mbiru techniciens yi la ñun amaan na suñu xam-xam yeggu fa ba tax na bi ñu ñëwee def seen réception bi bi ñu yeggee techniciens yi wax neen li ñu gis kon tamit du tax tamit dañuy muñaat encore rek xaar ba nga xamante ni techniciens yi def neen li ñu war a def waaye ànd ak loolu lépp nag comme ñi ngi ànd si commission bi daal jàpp naa ne ñun di leen di mën di jox suñu ay membre ay information yu ñu soxla parce que loolu mooy li nga xamante ni moom moo leen manqué woon ba taxaw ñu doon am tout le temps ay problème di génn si médias yi def ay sorties mais yaakaar naa ni loolu moom dootu amati incha allah rabbi parce que lépp dellusiwaat na si jàmm ndax ñun ñëpp ñoo bokk Kaolack ñun ñëpp ñoo bokk Saloum ñun ñëpp Medina Baye baax leen bëgg ñoom tamit marché bi baax leen bëgg kon je pense que loolu moom amatuñu ci problème incha allah rabbi merci beaucoup. Voilà, donc Madiène Diouf en tant que maire donc moo amoon projet bi avec des partenaires yu décidé woon pour tabax ñaari marché dans la commune de Kaolack ci jamono yooyu mu ciblé woon ñaari pénc muy péncum Medina Baye ak péncum Ndorong donc benn bi mu pare woon pour def ko Medina Baye benn bi mu pare woon pour def ko Kasnack alors bi ñu waroon def Medina Baye mooy doon projet bi ëppoon alors ci noonu ci la indi italien bi mu wax présenter plan bi sëriñ bi rafetlu ko pourquoi parce que Medina Baye jàpp nañ ne yeyoo na marché bu moderne yeyoo na marché bu méngoog jamono ndax dëkk la boo xam ne turam yegg na fu nekk ci àdduna waxtu wu nekk nit ñi di jógee fu nekk di ñëw ci pays bi donc war nañ fi fekk ay infrastructure yoo xam ne dana méngoog jamono te loolu jamono daf ko laaj donc ci loolu la sëriñ bi sukkandiku woon Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass yal na yàlla yokk leeram di ko ñaanal bu baax ci la ne woon moom d'accord na pour ñu tabax ko ci loolu donc ci lañ tabaxee marché bi ci lañ ñuy waxtaanee woon ak promoteur bu njëkk boobu muy italien bi jël ay engagement ba moo waraloon ñu toj marché bi toxal nit ñi mu joxe woon ay date ne dana ci tabax marché bi mais liñ mujj gis mooy date yi mu joxe woon am na ay jafe-jafe pour respecter ko ndax date bu mu joxe rek bu ñu ci tolloo dana am lay bu mu tegaat ci suñ kanam ba moo waral commission bi defoon benn réaction donc ba majee na dal di mujj résilier contrat bi mu amoon ak italien boobu alors bi mu ko résilier ñu tàggoo ak moom mais comme marché bi toj dañ ko ba pare
il faut que ñu tabaxaat ko donc ci la ko yëgal ñi nga xam ne dañuy yëngu ci loolu donc ay promoteurs yu bari jotoon nañ ci manifesté wu mais ñun ñi nga xam ne ñoo jege woon sëriñ bi jàpp bokkoon ci loolu di ci yëngu li ñu ko xalaataloon mooy Modou Ndiaye Rahma mooy ki gën lu tax doomu Kaolack la te bëgg na ndam am ko ci Kaolack am na yéene liggéeyal Kaolack te feeñ na ci liggéey bii mu def te it mu amoon ay relation yu rafet te ba léegi mu ngi wéy ak dëkk bii di Medina Baye moo taxoon ñu jàpp ne moom mooy ki gënoon ci promoteur yooyu pour ñu jox ko mu liggéey ko te am na ay jafe-jafe naam marché bi waaye nag ku fa dem da nga xam ne liggéey na ko liggéey bu rafet liggéey na ko liggéey bu sell liggéey na ko liggéey bu baax. waaw bi ñuy recensé comme ni ñu ko xamee xam nga dañu créé woon benn commission ñu koy wax commission ad hoc chargée de la reconstruction du marché de Medina Baye commission boobu donc ñoom ñoo doon def recensement bi ñu koy def équipe bi ko doon def nañ ko ci diiru 8 jours yoo xam ne ñi représenté woon xalif bi ñu ngi woon ci biir ñi représenté woon commerçant yi muy Barham Niass mooy délégué principal bi ak Wilane ak Baye Dieng Ousmane Niang yéen ñun ñëpp a ngi ci woon mais aussi ci côté xalifa bi ñi ko représenté nekk ci côté promoteur bi it amoon ñu ko représenté maire it am ñu leen représenté groupe boobu ñoo def recensement bi ñu ko defee comme ni ñu ko doon defee ñëpp xam nañ ko place bu ñu ñëw dañuy laajte kan mooy borom léegi li taxoon présence su ñi jiite marché bi am solo place bu ñu taxaw buñ nekku ko moom ñoom xam nañ ndax kookoo ko moom wala déet parce que ñoom ñoo nekk ci marché bi donc buñ ne moom moo ko moom bu ñëpp attesté ne kooku moo ko moom ci lañ koy soog di bind suñ koy bind aussi danañ ko laaj carte d'identité numéro carte d'identité donc ci loolu ci la ñuy basé pour mën ko bind suñ bindee ba pare liñ ciy teg mooy xool lim occupé woon lan la su fekkee zinc la danañ ko bind ne zinc la préciser ko su fekkee terrasse dañ ko doon préciser leeral ne kii de fekk nañ ko fi mais terrasse la am su fekkee tool la it ñu ne kii tool lañ ko fekkee su fekkee sug la ñu ne sug la su fekkee terrain nii la ñu ne terrain nii su fekkee chantier la ñu ne chantier la su fekkee table la amee woon ñu ne table la fekkee ne ñi nga xam ne dañoo amee woon mbaari yàpp yi noonu lañ ko bindee bi ñu paree résultat bi li mu ñu jox fekk nañ ci marché bi juróom benn téeméeri nit wala juróom benn téeméeri place ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett juróom benn téeméeri place ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett place yooyu nag comme ni ma la wax buñ ko séddalee ci niñ ko doon recensé pour xam kenn ku nekk li nga amee woon lan la dañuy gis ne fekk nañ fa ñetti téeméeri place ak juróom-ñaar fukk ak benn fekk nañ fa benn étage benn place boo xam ne étage la fekk nañ fa juróom-ñeent fukki place ak juróom-ñeent yoo xam ne zinc la fekk nañ fa 27 places yoo xam ne tôle la fekk nañ fa 87 places yoo xam ne ay terrain nu la seeni borom defuñ ci dara terrain nu rek la woon fekk nañ fa 12 places yoo xam ne fukki place ak ñaar yoo xam ne ay sug la donc 87 mooy juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne ay terrain nu lañ fekk nañ fa aussi ñeent fukki table ak ñaar fekk fa ñetti mbaaru yàpp boo ci boolee toilette yi mooy nekk juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett loolu mooy li ñu fekk ci marché bi ci recensement bi